Jamoji Info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jamoji Info point net. ci xam nga tam dañuy def investigation tuuti mën a waxtaan tuuti Pape Momar tamit ñu xool ci benn jamono ci wàllum politique bi neexul ba neexul mais dañuy gis association bi ni moo war a doxee xëy na moo ngi dox ni nga ko bëggee waaye tam dafa am loo xamante ni Tivaouane centré ko à 100% mu ci wàllum politique est-ce que association bi dañ ko mujj soppi par jëmale ko ci côté benn wàllu ci wàllum politique am déet. non association bi moom c'est devenu une association internationalement connue reconnue te ñëpp koo wax mu ne la ci laa bokk ndax man tamit soppeel Al Amine laa dama la tënkal rek action phare bi mais li ñuy def ci Tivaouane ci sensibilisation ci action ci xool loo xam nañ ne lii xëy na c'est un vide ñu war ko combler ñu jóg te parfois bu ñuy jóg dañuy wax ay association yu bëri ñu boole suñu ay doole nekk ci loolu bu ma la doon defal parcours ak bilan bi nga xam ne association Soppeel Amine def na ko du ñu fi jógee mais politique bi ñun dafa am nuñ ci demee ndax association bi comme ni ko sëñ Abdou waxoon na ci ñëpp bokk am na li ëpp ci solo ci membre ci bureau wu Soppeel Amine c'est des gens qui ne font pas de la politique. mais est-ce que ànd ak politique ak association bi est-ce que ñaar yooyu mën na ànd. association bi moom kenn du ko dégg ci daray politique mais man nag Pape Momar Gueye je suis un acteur politique avant association Soppeel Amine. est-ce que mënoon jël association bi tam libéré ko tuuti yow nga mën a libéré sa bopp ci wàllum politique bi wala nga nekk ci association bi tam am neneen noo doxee parce que boole ñaar yi tam day xaw a compliqué. non compliqué wul parce que man ñu ne politique da ciy dugg. man xam naa nan la ñuy dissocier mbir yi. ma ci dox taxaw ci. ba mu jeex. d'accord su wàllu politique jotee nag li ma ci war a def en tant que citoyen de Tivaouane damay jóg def ko matal ko sëkk nag mais fexe nag ba. kenn du mën a jaxase Pape Momar Gueye président Soppeel Amine ak Pape Momar Gueye acteur politique parce que encore une fois j'ai commencé à faire la politique en 2000 à l'âge de 15 ans j'ai eu une formation politique très solide ca jamonoy MDJ mouvement démocratique des jeunes li ma ca jële woon ca jamono booba mooy dañu doon former ci marxisme mais comme man dafa am fondement bu ma am ci wàllum diine bi ma ñëwee moo tax dama leen sonaloon ci débat yi ne leen le fondement du marxisme c'est le matérialisme kuy wax matérialisme da ngay wax ne nit ki lu mu dajul rek mënu koo gëm te loolu du moo àndul ak diine parce que diine la en matière de foi du lu nit mën a daj du lu nit mën a làmb c'est autre chose donc parcours politique boobu ma am damay xam nu ma koy dissocier ak li nga xam ne moom mooy sama vie associative. d'accord kon daal su may dégg daal donc association Soppeel Amine kooku moom bu ñu bayee na xel yi daal xam ni mook politique bi bokkuñu dara. ma ne li ëpp ci membre bureau Soppeel Amine c'est des gens qui sont apolitiques am na ci sax ñoo xam ni ñi ngi yëngatu ci yeneen mouvement mais bu ñu dajee suñu réunion wala ñu dajee suñu activité li ñu tax a jóg rek mooy bii bi nga xam ne moom la ñu d'accord ba ne bi yoon lii la ñuy def te loolu rek la ñuy concentré wu d'accord jërëjëf Pape Momar Gueye mbokk yi ba léegi rek di weeg seen jotaay noo ko jàngatee fii ci Tivaouane ñu dem ci ki nga xamante ne monsieur le maire Mamadou Sy Mbengue sa relation ak moom mel ni benn jamono génnaan nga fii war nañ la àndaan ngeen la fois yi nga génn complètement tourner le dos lan mooy problème bi exact. non il faut quand même nuancer les choses du ma mës a ànd ak moom dañoo bokkoon parti. da ngeen a mësoon bokk parti. mu ñëw APR fekk ma ci. waaw bi mu ñëwee bëgg a yëngatu APR man ak suma beneen xarit bu tudd Rasoul Diagne ak ku tudd Mansour Samb. ñun ñoo ko dalal. ñoo ko gunge présenté ko responsable APR yëpp ne leen kii c'est une valeur ajoutée nañ ko ubbil may ko doole. donc moom il est venu il m'a trouvé dans l'APR. d'accord ñu ànd ci di ci cheminer. ba yàlla dogal en 2014 mu nekk le maire de Tivaouane. d'accord ca premier conseil ba. laa ne ko nag pare nañ pour accompagner la gunge la jàppale la. d'accord su baaxee dinañ tàccu encourager la su nu gisee safaan nag dinañ taxaw dénoncer ko. gis nga depuis 2014 ci taxawaay boobu laa nekk ba jëmmi yàlla tey jii changé wu ma ci position. dem beeg ñëw bi lan la. amul dem ak ñëw déggoo li ma la wax. daf maa fekk ci parti bi ñu ànd di liggéey mu nekk le maire de Tivaouane yor institution man ma nekk conseiller municipal. nekk un acteur politique. muy sunu droit ñu accompagner ko accompagner dafa bëri façon. ok même li ngay gis ne lii baaxul nañ ko joyante c'est une façon de contribuer. d'accord
mais ci sama parcours politique ak sama démarche politique je suis resté constant. Je suis un membre de l'APR comme lui. d'accord mais li ngay xaar Momar Pape Momar moment bi te xam nañu politique bi macha allah xarañ nga ci sa taxawaay itam élection locale yi pourquoi pas yow ba nga xamee ni dem beeg ñëw bi nga ne fa lañ la fekk d'accord mën nañ comprendre loolu pourquoi pas nga mën a taxawal sa taxawaayu bopp candidat demal sa bopp wala. Ah mais ça je l'ai fait. Je l'ai fait il y a 2 mois de cela. dama organiser meeting bu mag. d'accord. ci turu Benno Bokk Yaakaar. ak mouvement tuddee ko mouvement waa Tivaouane. waa Tivaouane. Benno Bokk Yaakaar ak waa Tivaouane. waaw ma woo waa Tivaouane yëpp ne leen man candidat laa. waaw décliner nag un programme boo xam ne. bis boo ci jotee. fii ba l'an 2024. waaw doo dégg candidat bu la tegal ne la programme bu gën a baax bii. maa ko am parce que dama am un vécu am expérience. lu ma dund bu yàgg depuis que j'étais étudiant. ma taxaw décliner loolu. dëggal sama bopp ne je suis candidat à la mairie. d'accord ba yàlla dogal bi ñu xalif général woowee. pour waxtaan ak ñun. ne ñu dama bëgg bu fekkee ne mën ngeen a waxtaan seen biir ngeen jiital kenn. far yàlla dogal waxtaan boobu ñun suñu biir mujj ñu juboo mu ne léegi nag moom lépp dina ko jël jébbal ko ki nga xam ne moom ay dossier ndax moom daf ñu doon jàppale rek en tant que facilitateur loolu moo doon rôle am. d'accord bi ñu génnee ci loolu ñu sentir ne peut-être xëy na le président de la république mi nga xam ne mooy chefu parti bi ak di chefu coalition bi peut-être am na ay préférence ci ki nga xam ne moo doon le maire sortant mais ñun ñu génn parce que man aussi mënuma taxaw pendant 7 ans kenn di def dara manaan li muy def baaxul. man may wàññeekuwaat encore ñëw di ko tàccu di ko gunge di ko campagnal pour mu am beneen mandat. d'accord. et j'ai opté carrément la rupture. ok parce que je me suis rendu compte que xëy na bu fekkee ne ak man kese dina jafe. parce que Tivaouane yëpp xam nañ ne. maa ngi moom kese ci biir arène bi. waaw dinaa ko yenu ba ci kaw ma teg ko ci suuf. mais nag politique bu fekkente ne kee dafa am soutien boo xam ne amuloo ko da ngay changer de stratégie. d'accord ci biir loolu nag. ci la ñu xool ki nga xam ne jàpp nañ ne Tivaouane. kii la tànn. waaw ndax investissement de longue haleine boo xam ne def na ko ci dëkk bi. ñu bokk ak moom gis-gis bokk ak moom parcours nuroo ay façon de faire. ñu ne mais pourquoi pas du ñu dem ànd ji ak moom ma dajale sama partisan yëpp. tegal leen situation bi. ñu ne ma nous pensons que. c'est important que ñun ñu dem en alliance avec ki nga xam ne moom mooy Demba Diop Sy. d'accord fa laa doon jëm maa ngi ànd ak xaw ma ren Diop Sy dafa mel ni comme li nga wax ni foofu laa doon daal sa relation ak moom lan moo ko indi ba tax na carrément xëy na amaana mu doy la nga dem ànd ak moom. bokk gis-gis man taalibe laa moi je suis un homme social sama kër du tëju je ne rate jamais les week-ends. chaque week-end maa ngi Tivaouane ku may soxla laajtewuma kan la. na ñëw bu soxla ba ñëwee la ma ca mën ma def ko di investir aussi dans le cadre du mouvement associatif di jël sama doole di jël sama ñaq lu ma mën a taxaw Tivaouane xadara bi ma def ko lépp loo xam ne jàpp naa ne lii sur le plan social mën na amal njëriñ nit ñi je le fais. d'accord ma ñëw nag fekk ci koo xam ne moo ma ci gën a jàmbaare fekk ci koo xam ne moo ma ci jiitu téeméeri junni yoon fekk ci koo xam ne ay jikkoy taalibe la yor fekk ci koo xam ne il s'investit de manière désintéressée ma ne kii man ak moom ñoo bokk gis-gis ñoo bokk yoon ñoo nuroo parcours te nag mu ëpp ma ci nag quand même expérience ëpp ma ci vécu yàlla def aussi moyens yi mu amuma ko mu def fi loo xam ne Tivaouane ñëpp ñëw teg seen bët il a été le premier mu jël camion boo xam ne ramassage d'ordures la buy jar presque 80 millions mu teg ko ci loxoy xadara bi ne bugguma ci dara ak yeneen yoo xam ne mënuma koo tudd tey ma jàpp ne kon kii man ak moom comme bokk nañ yoon bokk nañu vision peut-être dinañ war a mën a ànd pour changer li nga xam ne moom mooy xar-xam kanamu Tivaouane pour que li nga xam ne moom mooy vide bi nekk en terme d'espoir ci xolu nit ñi ñu mën ko rempliraat ba mu fees dell. d'accord si sa xel si moom la dal ci uniquement te dañu gis ni tendance biir APR metti na ci ku ci nekk samp sa candidat mu mel ni côté chef religieux yi fii ci boppam benn moment dafa mel ni tendance bi toujours que ñoom am nañ fi kàddu tam. waaw am nañ fi kàddu mais xam nga kilifa yi ku nekk dafa am stylam. En 2014 bi ñu defee campagne ba suñu coalition gagné sëñ Abdou Aziz Al Amin moo tànnoon kenn ki mu jàpp ne xëy na candidat bu baax la mu proposé ko ne bu ma sañoon de kii ngeen di fal. muy kan. muy l'actuel maire Mamadou Sy Mbengue. lu tax doo bëgg a tudd turam tam. non ba ñu ma tudd turam. kooku non man j'ai pas ce genre de problème. ok
gis nga man du ma nit kuy dox ci ay rancune wala leneen. pour téléspectateurs yi mën a comprendre rek voilà. waaw non xam nga bu ma nee l'actuel maire rek ñëpp dinañ xam ni moom la. ok donc xalif bi nga xam ne moom moo fi toog. moom mu dafa ñëw indi beneen style. d'accord moom nee na buggul a frustré kenn. buggul kenn jàpp ëllëg ne man moo ma xañ. moo tax bi mu ñu woowee daf ne dama bëgg yéen ngeen waxtaan seen biir xamante ngeen. ku ne xam nga ki la ëpp expérience ki la ëpp taxawaay. bu fekkee ne mën ngeen a juboo seen biir nag ngeen tànn kenn jiital ko moom loolu mooy choix am. donc implication mën nañ ne fees na dell mën nañ ne aussi defee na ko façon bi nga xam ne jàppe na ne bii moom mooy li nga xam ne moom mooy ay conviction boppam. d'accord mu mel ni suñu waxtu bi ñu jagleeloon daanaka jot na mu mel ni élection locale yi tendance bi biir Tivaouane ni ma leen ko waxee APR ku ci nekk tam xëccoo beek ngiro bi am na fi doole lool. naka ngeen ko jàngate en tant que tam yow mi nga xam ni tey sa xel mooy Diop Sy naka ngeen fas yéene taxawee locale yi ak ndax tam seen xel dal na moment bi. li ma la mën a wax ci gàttal. waaw mooy junñu naa la ko sànq. ki nga xam ne jàpp nañ ne xëy na mooy doon coalition mooy doon candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar man kese mën naa koo gagné. ah bon. saa moom bis boo duggoon ci dëkk bi tuuti nga def sa benn sondage bu ndaw dinañ la ne Pape Momar Gaye xajul si moom. mais gis nañ fi nag dem ba dernier moment carte bi tourné day tourné. parce que tam yéen ñëpp loolu yëpp dañ koy sóoraale. gis nga man en politique. waaw su ma demee bay jël benn acte rek. dama koy réfléchir ba acte boobu su ma ko tegee damay am certitude que ni. bii du rëcc. yow jàppoon ni sa candidat mënoo jàpp ba dernier moment que mën nañ ko ne ko carrément génnal mën ngaa bañ a doon candidat te mën na ko accepter ci ay conditions. te pourtant yéen a bokk. non je ne pense pas parce que tamit miin nañu Diop Sy xam nañ ne nitu conviction la. nit ku am fit la. nit ku gëm li muy def la. nit ku respecté aussi. ñi mu àndal ak waa Tivaouane. gis nga bu doon loolu la. gis nga bu doon loolu la man mii di wax ak yow. am na fu ma doon toll bu doon tey maa doon candidat. ginnaaw xalif général des Tidianes ak sunu kilifa yi. d'accord gisuma beneen autorité bu mën a ñëw wañ sama loxo parce que gis nga en matière de politique da ngay am conviction am cohérence parce que boo wootee nit ñi ñu wuy si la. nga woote waawoon ñëpp jël seen yaakaar wékku la ko. am na loo xam ne amatoo droit def ko te Demba Diop Sy ku ko xam. xam ne nit la koo xam ne. il n'a pas l'habitude de reculer. face à li nga xam ne moom la gëm. face à li nga xam ne jàpp na ni lii mooy choix bu baax bi. ku ko xam ne. kuy dem ba jeex la. xam nga nag njiitu am neenu neen la mën nañ dem ba mbir waxtaan mën naa am ay jotaay yoo xam ne waxtaanu biir néegu suuf mën naa am moo retiré candidat am loolu pourquoi pas nga ne loolu xalaatoo ko. non je sais que avec lui il n'y a pas un plan B. d'accord il n'y a qu'un seul plan c'est un plan A. il ira aux élections. dinañ ko dooleel. dinañ ko jàppale dinañ ko gunge. te le 23 incha allah. di nga gis ci loo musul gis en matière électorale. tawarkalla waaw jërëjëf Pape Momar Gaye tawarkalla soppey ni ñu koy waxee association Al Amine tamit di yëngu ci wàllum politique dégg ngeen parcours bi nga xam ni def na ko waaye tamit fas yéene rek ànd ak ki nga xam ni candidat bi nga xam ni moo di Diop Sy dañ lay bàyyi sa kàddu gu mujj rek nga tàggatoo ndax waxtu bi dab nañu. waaw di sant yàlla rek comme ni ma ko waxee ci seen tur bi jàmm ji muy tur boo xam ne c'est un nom universel mooy l'islam jàmm ndax moom sax la ñuy nuyoo ñuy ñaan yàlla jàmm jooju ci barke guddi gi ci barke borom guddi gi yàlla na sax yàlla na jebbi ci xolu jullit yi yàlla na jebbi ci xolu doomu aadama yépp rawatina nag kër sunu maam Cheikh Sidi Hadj Malick ñu ngi koy ñaan sunu biir xol yàlla na kër gi dem ba ni ko mag ñi bëggoon ñépp ànd nekk benn ñépp bokk jëmuwaay li nga xam ne lépp seytaane moo ko fi indi yàlla na yàlla jëngal nu seytaane ba mu faible ba li nga xam ne taalibe yépp moom la ñu bëgg léegi mooy juboo moo ne ci xolu nit ñi ba loolu mu nekk loo xam ne luy jib la mais ndamit nekk loo xam ne luy sax la parce que loolu mooy xar kanamu Sénégal loolu la ñu àdduna bi yépp nawe loolu la ñu rawe ñépp kon loolu yàlla na nekk loo xam ne day sax dàkk ci biir àdduna bi day sax dàkk ci biir univers bi te Sénégal nag continuer nekk un modèle à travers le monde nekk un modèle à travers l'univers ñu ngi ñaanal suñu kilifa diine yi commencé ko ci xalifa bi ba ci gi gën a tuuti yàlla na yàlla dëgëral leen yàlla na yàlla
guddal seen fan yàlla na yàlla def jàmm ci àdduna bi yàlla na yàlla jële fi feebar bi ba déwén ak jàmm nag ñu mën a dellu nag ca yu neex ya gàmmu gaag ambiance baag xumbu yeeg neex yi ci xol yi gàmmu c'est autre chose xam nga kañ ngay mer gàmmu bu ñu yeewoo suba ba oto yi commencé dem dafay mel ni sa xol bi la ñuy jël di ko xoos pour wax rek ne am na lu ci sunu borom def maam Cheikh Sidi Hadj Malick juumul li mu ñu may opportunité bi mu ñu may ci gàmmu ni mu neexee yàlla nañu yàlla dimbali ba déwén ak jàmm nag ñu mën ko dundaat pleinement di marqué sunu adhésion ci ginnaaw ki nga xam ne mooy xalifa bi ak njabootu maam Cheikh Sidi Hadj Malick yëpp di leen ñaanal di ñaanal tamit sama sëriñ Moustapha Sy Al Amine ndax moom la ñu fi way juram bi bàyyi loon ñu ànd ak moom mu topp ci ginnaaw xalifa bi ni ma la ko waxee yàlla na yàlla def jàmm Tivaouane yàlla na yàlla def jàmm Sénégal yàlla na fi feebar bi jóge ba ñu delluwaat suñuy activité ba déwén ak jàmm nag ñu gàmm goo xam ne gàmm gu neex a neex lay doon. tabarkalla jërëjëf Pape Momar Gaye mbokk yi ni ma leen ko waxee rek bokk ci njiital ki nga xam ne moo di njiital association Soppe Al Amine tabarkalla tam di yëngu ci wàllum politique dégg ngeen ci kàddu yi nga xam ni ci débat yu bari yoo xamante ci bunt yu bari yoo xamante ni waxtaan nañ ko di ko jaajëfal ni ma ko waxee c'est pas aussi facile moment bi ñu nekk itam ni ma ko waxee tam gan yaa ngi fii waaye tam disponibilité bi nga xam ne may nañu ko dañu def lu dul remercier la bu baax a baax tam di la wax bonne réussite tam di nuyu mboolem équipe technique bu Jàmm Ji Info ci wàllu éclairage caméra montage Seydina Omar waaye tamit notre journaliste bi nga xamante ni nag moo taxaw teewoon représenté ko di Pape Thierno Fall le grand journaliste bu Jàmm Ji Info ci wàllu présentation seen mbokku talibé la woon Mouhamadou Lamine Mountakha di leen jox di daje seen beneen plateau jotaay noo ko jàngatee. Jàmm Ji Info .net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm Ji Info .net